asalaamaaleykum mbokki benn waxtu jot na ci Sud FM seen rajo xibaar yi ñu lëkkaloo seeg suñuy diwaan li ci gën a fës. jëwriñ ki ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ca Matam ngir rek nemmeeku mën nga xamante ne sonal na askan wi visite bi nag dinañ ko def ci ñetti pàcc ci ñaari département yi nga xamante ne nag ndox mi sonal na leen loolu dinañ ci jokkal ceek Abdourahmane Diène ci boobu lay waxtu njiitu réew mi di wëyal tournée économique bi nga xamante ne tàmbali na ko ni ki démba léegi fi mu nekk nii nag ñu ngi koy xaarandi fële ca Nioro dinañ ci jokkoo ceek Awa Thiaw waxaat ci audition bi nga xamante ne ci convocation bi nga xamante ne defoon nañ ko président UMS inspection générale de l'administration de la justice moo ko daal di convoqué woon ba ñu sukkandikoo nag ci Aliou Tine di président Afrikajom Center nee na loolee lu garaaw la tey ji moo nekkoon ganub objection ak bàyyu marqué wàllub Covid 19 Sénégal daal dinay évaluer nag stratégie bu mu tekk ci wàllub xeex mi point yi nga xamante ni gën na ci fës ak yi nga xamante ne nag yu faible la daal nañ koy wane dinañ ci ànd ak directeur général di Marie de la santé di Marie Khemesse Ngom Ndiaye dinañ defaale tamit point du jour ak directeur de la prévention di El Hadj Mamadou Ndiaye. Khady Sène ci kàddu gi Assane Thioune moo nekk ci xarale gi mbokk yi dal leen ak jàmm xibaar yi dañ koy dooree ak jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi nga xamante ne nag yegsi na ca Matam ngir rek xool foofee mën bi nu mu fa tëddee ab tukkib nemmeeku ñetti pàcc nag la koy def ci ñaari département di Kanel ak Matam dañuy dem foofee ca Matam jokkoo jekk ci ñu ndaw lu ñu fa teewal di Abdourahmane Diène Abdourahmane ñu ngi lay nuyu allo. allo waaw. waaw Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Khady Sène. Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ gu ñu dénk wàll biir réew mi ma nga foofu ca Matam ngir rek xool situation wu mbënd bi. voilà donc ni nga ko waxee noonu la fa demee kii nga xam mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllum biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye donc yegg si na sànq ci booru 10 heures jamono jii ne nag ñu ngi door a pare étape Diamel donc di quartier boo xam dafa bokk ci commune. Matam te nga xam ne mbënd bi ak ndoxu géej gi doon tuuru sonal na askan bu baax a baax ndaxte jot naa nangu ay kër yu xaw a bëri donc bu jëwriñ bi ñëwee ànd ak délégation bi nga xam ne kii di ministre de l'Intérieur ministre de l'éducation nationale di Mamadou Talla ñëw na bokk ci yëf yi moom it daal nañ ànd ñu dem visiter donc dispensaire bi nga xam ne ak jot mbënd mi sonaloon na ko lool ba tax na léegi lu ñu mën a nemmeeku daal mooy ne fii ci commune Matam ci quartier Diamel donc askan ni sonn nañ lool maintenant bu ñu jeexalee foofu de direction commune di Sinthiou bi nga xam ne foofu ñetti site lañ fay nemmeeku bu ñu fa noppee dinañ dem ca commune Aouré bokk ci village Dialoubé ñu gis ne foofee amoon na pont bi nga xam ne moo dox ci diggante Dialoubé ak Diamongel foofee dafa daanu te entreprise bii di Togolais ñoom ñoo ko defe na tabax ba tax na délégation baa ngi jubal foofu noonu li ñu mën a nemmeeku mooy na ñu si bëri ñu ngi laajte lan moo tax ba donc délégation bi duggul ci gox-goxaat yi maanaam ci zone yi nga xam mooy Danemaayo ñu gis ne foofee mbënd mi sonal na leen bu baax a baax rawatina Danemaayo bi féete à droite donc commune Matam ñuy jàpp si ñoom suñu at yu ñu mel délégation bi yeggul foofu waaye am na beneen Danemaayo bi nekk ci côté gauche bi ñoom it doon nañu séntu délégation bu yegg si biir nemmeeku si jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy dund ñu gis ne nekk na loo xam ne yegg si askan wi ñu ngi laaj lan moo tax ba délégation bi ñëwul nemmeeku si lu mel donc ñu gis ne en tout cas daal jëwriñ bi nga xam moom la ñu def biir réew mi donc mu ngi continuer donc visitam di ko jëmale ci département Kanel ñu fàttali ne donc fii ci département Matam donc benn commune rek lañ ci jot a visité ci commune Matam bi commune yi kon nag kon Abdourahmane fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane Diène ñu koy jaajëfal di fàttali ne jëwriñ bu ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moo fay amal ab tukkib nemmeeku dégg ngeen ko ci pàcc bu njëkk bi la yem foofee ca Matam la nekk di xool situation wu mën gi di inondation yi dañuy dem ba Kaolack foofee nga xamante ne nag Saloum njiitu réew mi mu ngi fay amal tournée économique tàmbali na ko ni ki démb Macky Sall nag ñu ngi koy xaarandi fi mu nekk nii ca Nioro Awa Thiaw asalaamaaleykum. oui. allo.
allo oui. oui Awa Thiaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. njiitu réew mi ñu ngi koy xaarandi foofee ca Nioro fi nga xamante ne war na fa rek visiter ab toolub gerte. waaw njiitum réew mi ñu ngi koy xaarandi ba tey ci département bu Nioro rawatina ci dëkk bi ñu naan Santhiou Ibrahima Touré nekk ci commune bu Dabali donc ci département bu Nioro loolu nag ci ñaareelu fan bi nga xamee ne si kat ñu ngi fi am benn tukkeet même nag boo xam ne si mi ngi ko jagleel tool yi. njiitum réew mi nag daanaka bu yegsi war naa nemmeeku benn toolu gerte boo xam ne si moo nekk fii bu baax ba procès moom di coopérative des producteurs de semences yooyu nga xamee si biir ñoo nekk ci commune yi nekk Paoskoto Darou Salam Dabali coopérative boobu nag mi ngi yëngutu ci naka la ñuy def ba ful bu jiwu su ko defee kat ñu mën a defaraat li nga xam ne si moom moo nekk capital semencier bi nga xam ne moom moo am ci réew mi ñoom nag daanaka du ci jiwu gerte rek la ñuy yëngutu waaye dinañ ci yëngutu ci jiwu dugub ak bi nga xamee ni si tam moom moo nekk bu mboq tool bi nga xamee ni si moo ngi koy fas yéene visité dend bi toll na ci 4 hectares yoo xamee ne si teg na tuuti coopérative boobu nag toll na juróomi téeméer ak juróom-ñaar ci membre yoo xamee ne si buñu leen seetaatee juróom-ñaar ak juróom-benn yi ci nekk na ay jigéen ci périmètre boobu nag buñu seetaatee mbay mi daanaka li nga xamee ne si noonu la mel nekk na loo xamee ne si bu rafet la te yaakaar nañu ne rendement bu am solo te mën na ci génn naam jiitum réew mi egseegul fii nga xam ne si moom moo nekk Santhiou Ibrahima Touré nekk ci commune bu Dabali teewul nag dëkk yi nga xamee ne si ñoom ñoo ko wër mbooloo mu génn nañ naam tàngaay bi moom nekk na lu metti loolu waaye génn nañ nga daal di tertu li nga xam ne si moo nekk njiitum réew mi bu fekkee ne ñu ngi nekk ci contexte Covid-19 dañu seet ne takk ay masque moom ñu ne xëy nañ sàmmonte nañoo moom li nga xamee ni moo nekk sorente bi nag moom dina poser problème bu baax a baax li nga xamee ne si noonu lañ taxaw santeloo ci fi nga xam ne si moom moo nekk wetu tali bi di ko teeru président de la république exeegul waaye nag ba léegi ñu ngi koy xaar fii waaye nag ngeen ni exem du nekk loo xamee ne si dafay yomb ndaxte dëkkaan yi nga xamee ne si daf koy romb yëpp diggante Kaolack ak Nioro day am ay responsable politique yoo xamee ne si dañ fiy mobiliser li nga xam ne si moom moo nekk seen mbooloo te du nekk képp koo xamee ne si da ngay dajale sa mbooloo rek dina la mën a rombe noonu waaye il faut mu taxaw jéem a saafonteeg yow loolu sax ci suba ba léegi ñu ngi koy xaar fii nga xam ne moo nekk commune bu Dabali Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen pour Sud FM. Sud FM. ñu koy jaajëfal moom Awa Thiaw ñu wax ci déglu bi nga xamante ni waa inspection générale de l'administration de la justice daal di koy def président UMS l'union des magistrats du Sénégal Aliou Tine nag moom nee na loolu daka rek daal di jaaxal moom mi di fondateur Afrikajom Center nee na nag loolu dafa graaw te dafa mel ni contrôle jóge ci wàllu pouvoir exécutif bi la te loolu warul nekk loolee tax nag ñu daal di gis tension gi te loolu lu baax la sax ci démocratie sénégalaise waaye dafa war a rek justice dafa war a rek moom boppam tey ji la ko doon xamle ci seen émission objection ak Baye Oumar Gueye Souleymane Teliko di président UMS moom nag ci pàttali ñu ko convoqué woon aljuma ji inspection générale de l'administration de la justice moo daal di def li ni mel ndax ay kàddu yu mu yëkki woon ci presse bi. affaire Lamine Diack la ñuy wëyal Pape Massata Diack dina rek janoog taskatu xibaar yi altine gi ci 10h bu jotee ca maison de la presse gannaaw bañ ko rek waxee dañ ko tëj juróomi atu kaso moom mi fi nekkoon nag président conseil marketing bu I2AF Pape Massata Diack daal dinay tamit interjeté appel. wax ci xeexub coronavirus Sénégal daal di xayma stratégie bi nga xamante ne teg na ko ngir xeex bi acteurs yi nag ñoom ñi nga xamante ne bokk nañ dugal nañ seen loxo ci xeex boobu ngir jële fi mbas bi ñoo nekkoon ci ab réunion ngir rek xayma li ni mel am na nag ay points forts yu ci génn ak ay points faibles dañ ci teewlu Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directeur de la santé ci micro Moustapha Sall. mais loolu engagement communautaire la laaj parce que man en tant que médecin wala infirmier wala sage-femme bu ma demee du man maay organiser village ba déedéet du man maay organiser diwaan bi acteurs communautaires ya fa nekk ñooy dugg ci kër ne leen bés nangam équipe bi dina ñëw vacciner kon nag ñoom gàcce ngaalaama ñu ngi fi am nañ représentant mais wax nañ ma lu am solo nee nañ ñoom tamit sax bëgg nañ def lu mel nii nee naa leen na ngeen ko préparer parce que nag fi ñu toll nii ñun xëy na dañuy piloter nii rek mais ñi ci gannaaw kàngam ñi ci gannaaw
li ñuy wax expert à tous les niveaux acteurs communautaires ba fa mu munti yem ñun ñooñu rek la ñuy déglu. juróomi fanu ndaje tey boo ma doon wax lu bees lu ngeen di def lan lay doon. waa xam nga yéen juróomi fan yi wër ngeen. amoon nañ lu toll si mun naa wax ne presque 75 activités parce que nee naa la ñi fi daje dañoo jaxasoo même bu fekkee ne benn objectif la. Une centaine d'activités mais li gën a metti diggante démb ak tey mooy ñe ci yooyu ngeen am ku ci nekk fukk ak juróom nga ciy génne. xam nga loolu mooy di nga am loo bàyyi ci yow loolu nag mooy solo liggéey bi mooy ne engagement communautaire bi laboratoire yi ñu yoroon centre de traitement ak yooyu yëpp ku ci nekk ca fa nga toog dañu la juróom nga ñuy jox muy fukk ak juróom donc loolu am na solo wala ñett nga ñuy jox loolu la ñu bëgg léegi nag bu ñu ko tënkee ba léegi nag ñun du ñun ñoo yore capacité yi bu ñu paree dañ koy jox le ministre de la santé action sociale bi nga xam ne moom a fi teg moom mu jox ko l'ensemble du gouvernement ñooñu nag jox ko tey ki nga xamante ne mooy suñu njiit te ci njëlbeen ba léegi vraiment mu jàppale ñu te kon ni duñu jàppale mooy son excellence le président de la République du Sénégal bu boobaa nag bu ñu validé yëpp ñu dugal ko ci beneen plan fas yéene encore parce que bàyyeeguñu ba fi ma lay wax ni ñu ngi jàkkaarloog virus bi te moom comme bëggagul dem ñu en tout cas nañ ko wan ne ko ñun am nañ léegi jumtukaay yoo xam ne di nga fi jógee wala boo toogee di nga toog benn place. ba tey ci wàllub mbas moomee tey jii ñaar fukk ak juróomi nit ñoo amee li di coronavirus fukk ak ñaari cas yi contact la ñeenti dañ ko importé fukki nekk cas communautaire ci diggante Ndakaaru Thiès ak Kolda ñaar fukk ak ñaari cas nag ñoo nekk ca sauvetage li nga xamante ne ñoo ca tane nag ñu ngi ci toll ci téeméer ak juróom-ñaar dañ ci déglu docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention. ci junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent test yi ñu def ñaar fukk ak juróom benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent cas importé mooy ñi jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci fukk ak ñaar ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla wala fiñ ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Rufisque am na ñaar Bunkiling am benn Géejawaay benn Kolda benn Mariste benn Ngor benn Pété am benn Richard Toll am benn Salémata am benn Thiès am benn Tivaouane am benn téeméer ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb gaaw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu wax ci téere bi nga xamante ne dafa la ñuy dëxëñ lépp lu jëm lu soxal aar xale yi direction générale bi yor wàllu action sociale ak i partenaire am ñu nga woo ca Thiès ngir rek jeexal boobule téere bi nga xamante ne nag lépp lu jëm ci article ngir aar gone yi fa lañ koy daal di dëxëñ téere boobu nag dinañ ko daal di jëfee ci comité départementaux yi nga xamante ne ñoo taxaw ngir aar xale yi waaye tamit ci centre de réinsertion sociale Souleymane Dia mooy chef division enfance déshéritée ci direction générale de l'action sociale dañ koy teewlu ci micro Babacar Ndaw dañu ñëw fii tey Thiès ci atelier de finalisation ak de validation outil bi nga xamante ne dañ ko mettre en œuvre pour di ko utiliser ci comité départementaux de protection de l'enfant yi comité départementaux de protection de l'enfant yi dafa am ay services yu bëri yi nga xamante ne dañ faa nekk ay services yi nga xamante ne dañoo bokk ci nguur gi ñeneen ñi bokk ci société civile bi ñeneen ñi bokk ci ONG yi mais aussi ci organisation communautaire de base yi ñoom ñëpp dañuy liggéey ci lu jëm ci aar xale yi ci biir seeni communauté léegi loolu moom moo waral tey action sociale comme ni ma ko waxee lëkkaloo ak ay partenaires am ñu mel ni UNICEF mais aussi yeneen partenaires état bi comme le ministère de la famille et de la protection des enfants mais aussi le ministère de la justice ak la société civile pour mettre en place comme niñ ko waxee outil bi nga xamante ne daf ñuy yombalal suñu liggéey bi nga xamante ne dafa jëm ci aar xale yi defe naa ne loolu moom moo ñu fi dajale ma bëggoon wax ne rek que liggéey bi doorul tey liggéey bi ñu ngi ko door en 2019 ci benn atelier bi nga xamante ne moom moo njëkk boobu la njëkk a ñëw pour stabiliser concept yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser mais aussi ñu mën a
identifier lépp li nga xam dafa jëm ci ay actions prévention ci identification mais aussi ci prise en charge ak ci promotion réinsertion mooy maanaam xale yi ñëpp ñi nga xamante ne dañ nekk ci ay jafe-jafe nan la ñuy def ba gunge leen ba ñu mën a génn ci biir jafe-jafe yooyu nga xam ci loolu la ñuy lay liggéey bi noonu la demee te bu ñu jógee fii liggéey bu ëpp solo bi ñuy def mooy du 29 septembre au 8 octobre bëgg nañu dajewaat fii ci Thiès def benn formation bi nga xamante ne dafa jëm ci mettre en place un pool de formateurs maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem ci askan wi pour mën a jàppale acteurs yooyu dolli leen formation bi pour que képp kuy comité départemental de protection de l'enfant nga mën a jot ci outils yooyu nga xamante ne soxla nañ ko pour gën a ñoŋal seen i liggéey parce que protection kenn rek moomu ko dañ koo bokk te li nga xamante ne dañ koo bokk dañ koo war a wesaare ba nga xamante ne ku ci nekk duñ ci xam lan moom moo ci sa cër ak lan nga ci war a dox ak noo koy doxalee ak lan mooy doon li nga xamante ne mooy doon sa wéeruwaay ci cadre liggéey bi mooy lu mel ni ay outils yi nga xam dañuy constituer ay référentiels bi nga xam moom la ñu war a utiliser pour suñu liggéey mën a gën a mën a ñoŋ. ñi yëngu ci wàllu pàkk ak yelleefu doomu aadama ñu ngi rafetlu jéego yi nga xamante ne moom la ñu teg ba mën a am boobule téere bu ko defee nag lépp lu ñuy xeex mu daal di ànd ci wàllu aar xale yi dañ ciy déglu Abdou Fodé Sow membre la ci CDPE bu Pikine ak société civile ci micro Babacar Ndaw nguur gi moo lëkkaloo ak askan bi ñi nga xam ne ñoo leen fi teewal muy PPDH du Univers L loolu nag day wane ne bu keroogee lu mu si munti doon dafay indi lëkkaloo boo xam ne si li ñu bokk la lëkkaloo si li ñu bokk nag bu amee bu nit ñi sàgganee day am sëmbaxloo pour sëmbaxloo bu ñàkk nag day am jumtukaay yu ñuy defar teg ko képp koo xam ne yaa ngi yëngatu si li nga ñu bokk muy kaaraange xale yi ngay sànni sa bët si loolu pour xam ni ñuy war a def naka lañ koy defee fu ñu koy defee ku ñu koy def pour que ëllëg si biir mu doon doxalin bu mucc ay loolu la ñu ooyee guide maanaam téere buy gindi pour leeral si yoon mi ñu war a jaar njeexital bi yëpp nag si njëriñ xale bi mais njëriñal xale bi dafa am ay jéego yu war a dox pour mun koo def dañu ne guide bi muy téere bi ko tënk benn day defee ay pexe yoo xam ne day wàññi lépp loo xam ne nar na faagaagal xale bu beneen yoon ne bu si tegu beneen jéego bi mooy dafay fexe ba nga xam ne kenn ku nekk si ñun da nga xam ne da nga amee ay gune yu nekk si sa coobare da ngay nekk koo xam ne bu kerogee la war na nga koy xam di ko def pour fàggandeku pour gune gi bu mu dugg si lu koy faagaagal beneen jéego bi nga siy teg mooy pour loolu mun a am dañuy woote nit ñi di wax ak ñoom jokkalante bu jaar si télé yeeg yooyu mais jokkalante boo xam ne tam day dem jaar si ñi nga xam ne ñooy askan wi nekk suuf mbàjjenu gox yi ndey daara ñoo ñëpp ku nekk ñëgal la pour que yow sa bopp nga am jumtukaay bu toll ni foo toll matuwaay bu toll ni foo toll rek yaa ngi xalaat di saytu ndax amul gune gu nekk si loo xam ne tolof la beneen jéego ba muy indi mooy am na si ñoo xam ne nag ñoom dañuy nekk ñoo xam ne dañuy am prévention li ñu ooy spécialisé maanaam dafa am lu ñuy war a def si ñoom parce que fa ñu nekk dañu nekk situation de risque maanaam dañu nekk foo xam ne yëguñu ko sax xamuñu ko sax mais ña leen wër it jéemuñu see fagaru pour que mu loolu ma ñaan li si tegu mooy il faut ñu am foo xam ne sax gune yi nga xam ne seen i wëjur sax dañuy jóg di doxi di dem wala liggéeyi dara ñoom seen bopp ñu am fu ñu leen di teg di leen fa denc muy centre d'accueil mais mu nekk aussi crèche maanaam foo xam ne dañu fa jël xale parce que yaay ji dafa war a def léegi pour dundal wala mu nekkee beneen centre de conseil ado nga xam ne dañ leen fay teg tal di leen ko wax mais yooyu yëpp boo ko boolee la muy indi pour si jeexatal ba mooy day indi keroog bu foog nit toll dina am jéego yu muy dox pour def ko loolu nag bu ñu koy def dafa am ko nguur gi dénk boobu cër prévention si kuréel bi nga xam ne si tëré bi nga xam ne moo leen tëral fii pour muy toppatoo politique yi si Sénégal jëm si kaaraange gouvernement Sénégal dafa jël cëru kaaraange bi dénk ko ki nga xam ne mooy direction générale action sociale jox ko bu keroogee nag amul xàjj ak seen waaye nag day am kenn ku nekk nga xam fa ngay toll si li ngay liggéey te xam ne bu fekkee ne jeex na fa war a too dem da nga war a jox keneen mu dem mu doon système boo xam ne ku nekk bu defee la ko war yem sa la ko war bu keroogee gune yi dinañu am kuréel boo xam ne ak barab yoo xam ne dina mucc ay pour que ñoom ñu mu leen aar. ñu yegseeg yéen ci pàcc bu mujj bi di wàllub rétrospective yi di xibaar yu gënal fës ci ay bés yi ñu nekk dañ ci ànd ak Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM. Kër Massar moo nar a nekk juróomeelu département bu région bu Dakar nekk ci Sénégal gi yëpp ñeent fukk ak juróom-benneel ba bile annonce ki ko xamle moo di njiitum réew mi Macky Sall ginnaaw visite bu mu doon amal ca bërëb yu mbënn mi sonal waaye ci loolu président Sall mu ngi sàkku ci maire yi ak préfet yi ñu dakkal lépp loo xamante ni ay autorisation la jëm ci lotissement ci zone yi nga xamante ni ndox mi dafa bëri lum fay taa. ñu teewlu ay kàdduwam. bu ñu defee lii bu ñu demaat ci yeneen i xur di fa def ay dëkkuwaay parce que ndox moom fu mu daan jaar saa yu ndox ñoo defa lay jaar
kon dinañu fexe ba lii ñu engagé ko mu am solo programme national la nag kon du gox bi rek parce que am na yeneen gox yu am jafe-jafe su ko defee fii ak mois d'octobre dinañu pare lépp luy préparation pour que ñu tàmbali liggéey bi. ñaareelu mbir bi ma leen bëggoon wax tey mooy Kër Massar xam naa jafe-jafe yi fi nekk d'abord mbooloo mi fi yeewoo bés bu ne nekk na lu jéggi dayoo boo koy comparé ak li des ci biir Sénégal kon nag Kër Massar laaj na ma taxawu ko taxawu bu bees moo tax ma ne fas yéene naa ñu def ko département boobu nag faaw ñu xool yan commune ñoom la ñuy boole ngir mu nekk département Kër Massar xam naa ne ay études am na waaye dinañu continuer ci lu gaaw waxtaan ak maire yi waxtaan ak population yi waxtaan ak kilifa aada yi ak lu diine pour xool yan cohérence yan commune ñooy mën a ànd ak commune bu Kër Massar ngir former le nouveau département de Kër Massar. loolu nag buñ koy wax du rek créer département waaye mooy xool wàllu sécurité bi ñu ngi koy doolelee ñu ngi leen di doolelee ci wàllu assainissement bi loolu incha allah bu dul yàgg danañ ko taxawal fii ci département bu bees bi ñu fas yéene def. ñu desandi ci boobee mbir ba tey ndax ca pencum ndaw réew ma teg nañu ab commission d'information boo xamante ni war na teg ab rapport ci juróom-benn ci ayu bés ngir benn dossier ñeel mbënn mi ak it plan décennal bii di xeex wàllu mbënn mi boobee commission ñu ngi xamle ni fukk ak juróom ci ay député yoo xamante ni ci parti politique yi nekkee ci parlement bi yépp ñoo ci bokk Amadou Moustapha Dieng. Assemblée nationale dina taxawal ci fan yi di ñëw benn mission d'information ngir leeral lu ngatu lépp lu jëm ci wàllu mbënd mi ak it plan bi nga xam ne taxawoon nañ ko fii dubbee ko plan décennal de lutte contre les inondations plan boobule waroon xeex mbënd mi diiru fukki at fii ci réew Sénégal mission boobule war na taxawal benn rapport boo xam ne gën ngaa yéex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2020 war na ko jébbal njiitu réew mi te boobule rapport dina ci tënk li mu jot a saytu rawatina it ay digle ñeel président Macky Sall mission d'information boobule ay député ñoo ko nar a ŋànk fukk ak juróom lañ nar a doon bokk ci kujje gi bokk ci nguur gi majorité bi ak non inscrits yi nga xam ne faruñu fenn bu ñu sampee kuréel googule rek liggéey bi dafay door dem ba fii ak juróom-benn ayu bés yoo xam ne ci la war a liggéey daal di saytu lépp lu jëm ci wàllu mbënd mi moo xam ci Ndakaaru la ak ci bépp barab boo xam ne mbënd mi jot na koo laal ci fàttali mission d'information boobule commission yi nekk ci biir assemblée nationale diggante développement du bokk ci commission développement durable ak transition écologique commission aménagement territoire urbanisme ak habitat ak infrastructure ak commission finance contrôle budgétaire ba ki sax commission santé population affaires sociales ak solidarité nationale yooyu les commissions yépp ñoo nar a séq bi les missions d'information ngir leeral fan la ñu dugal koppar yi nga xam ne tegoon nañ ko fii diiru fukki at ngir xeex mbënd mi fii ci réew Sénégal. lépp loo xamante ni dogal la woon ñu jëloon ko ci xeexu mbas mi ci wàllum dem ak dikk bi yëkkati nañ ko léegi chauffeur yi dinañu mën di feesal seeni bus muy maanaam jëfandikoo place yi nit ñi di taxaw waaye ci boobee dogal bokk na ci ñu wàcc woon ni mu ko waree ak solub masque gi Thierno Birahim Aw mooy directeur bu CETUD. jamono dem na ba ñuy lever mesure de restriction yi maanaam ñu dellu ci économie boo xam ne ni dañ ko war a yëkkatiwaat te transport am ci doole lool parce que ñu ne place assise yi ñu autorisé woon ak place debout yi dañ koy indiwaat ci bus bi minibus bi ak taxi globalement waaye li ëpp solo ci mesure bi mooy port de masque bi ay obligatoire maanaam képp ku nekk ci oto bi sa masque obligation la pour yow opérateur bi tamit dañ ko laaj muy nettoyer oto bi benn yoon par jour war ko yées tamit mu fexe ba li nga xam ne moom la warloog ñiy dawal ñiy contrôler ñi di receveur mu jox leen équipement yi nga xam ne mooy tax feebar bi tamit ñu continuer di ko xeex ci loolu nërmee moo tax it dinañ dellu ci place assise yi ak place debout sàkku tamit ci ku nekk muy sol masque te respecter geste barrière. ci wàllum yoon Lamine Diack tëj nañ ko ñeenti atu kaso ci ñaar yoo xamante ni du ko tëdd ak tegale ko ab amende 500 000 euros moom mi fi nekkoon njiitum athlétisme mondial jàpp nañ ni liñ koy tuumaal ci wàllum njuuj njaaj gi moo ko def bile dogal nga xamante ni justice bu réewum France joxe na ko ay avocat d'accorduñ ci di xamle ni xeex bi day wéy ci ñoom ñu teewlu ci maître Simon Ndiaye. Nous vous annonçons tout de suite que la défense de monsieur Diack va faire appel. ñu yëgal leen
léegi ne avocat yu layool Lamine Diack dañuy ñaan ndappel ci bile atte bile jaarul yoon te dul njaaxaanaay te weegul sax jëmmi doomu adama ci boppam looloo tax ñun dañuy ñaan ndappel di xam ne atte bi tax jaarul yoon moo di tribunal bi dafa toppin bu jéggi dayoo li nga xam ne loolu la parquet bi doon laaj tribunal bi dafa mel ni yaraange ak yeddaate la bëggoon def daal di ko jaarale ci bile atte bu ñu jàngee atte bi dañuy gis ne dafa topp benn par benn li parquet bi doon laaj benn kàddu boo xam ne défense bi wax na ko dégluwuñu ko lépp daal dañoo tënku ci li nga xam ne loolu la parquet bi waxoon te moo ne day bi ñu jeexalee layoo yi parquet bi dafa waxoon ne ay layoo moom am na ay xel ñaar wala jeexi jaaxa ci mbir yi waaye tey tribunal moom li mu attee dafa mel ni lu ko wér te wóor la am seetlu nañ ci atte bi ay mbir yoo xam ne yu bëri yoo xam ne jaarul yoon benn bu ñu naan am na financement campagne koppar yu dugal ci campagne yi waaye ba léegi waxuñu kenn wala fenn foo xam ne mën nañu dut baaraam teg fa suñu loxo ne foofu la xaalis bi jaar ñaar nee nañu it am na xeetu wuruj maanaam abus de confiance waaye foofu la it jëm ci wàllu 15 millions de dollars waaye contrat yooyu ñi ko siifee kenn tegu leen ci yoon ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ak monsieur Diack boobu ba léegi kenn tegu leen ci yoon te it kenn deful leen benn enquête lii lépp di firndeel ne ay la yéen atte bi moom jaarul yoon moo tax ñu ne tey tribunal bi dafa bëggoon def xeetu yaraange waaye teguwul ci yoon attewul li nga xam ne mooy dëgg jëm ci wàllu mbir mi looloo tax ñun bañuñu atte bi te daañu leen rappel. Nous allons contester cette décision en faisant appel. ci boobee mbir ba tey doomam ji di Pape Massata Diack moom daan nañ ko juróomi atu kaso tegaale ko ab amende boo xamante ni 1 million ci euro la bile verdict nag bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ay avocat di maître Moussa Sarr bettu ko waaye lu si mënti am dinañu def appel te it lépp loo xamante ni dinañ ko soxla ngir mën a setal deru Pape Massata Diack dinañ ko def ñu teewlu maître Moussa Sarr. mais bettuñu dogal bi bettuñu xam nga nit ki boo ko tuumalee ba pare tere ñi ko war a layool ñu ñëw taxaw ko layal ko mooy naroo jàmm ma ne la ñun dañoo bind tribunal correctionnel de Paris ne ndax mbas mi mënuñu dem Paris kon dañuy ñaan ñu dàq ko pour ñu mën a fekkee layoo bi taxaw suñu client ñu bañal ñu ko kon bu tribunal bi bañalee ay avocat Pape Massata loolu mooy tribunal bi narul jàmm dañuy def appel te boo defee appel ci procédure dafay tënk dogal bu njëkk kon ba léegi Pape Massata day bénéficier de li ñuy wax présomption d'innocence kon dañuy def immédiatement appel ñun lépp lu ñu yoon may pour ñu taxawu Pape Massata Diack suñu client won cour d'appel won justice française ne liñ koy tuumal amul danañ ko def bu jaree ñu demaat ci yeneen këru attekaay yi gën a kowe yi tamit danañ ko def donc duñu bàyyi dara. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibeer bi di ñëw. Khady Sène. ñu koy jaajëfal moom Josette Kali di ko jox dig daje dibeer bi di ñëw mbokk yi maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm ci seen teewlu ak rajo Sud FM di gërëm Assane Thioum mi nekkoon ci xarala gi jàmm ak jàmm.